Papa Ngagne Ndiaye. dañu koy tàmbale ak district sanitaire bu Bignona ci région bu Ziguinchor foofa nag dafa am benn nit boo xam ni dañu ko fa indi woon ca urgence mu feebaroon waaye ay mbokkam bëgg mu ñibbi ñu daal di signé ni wér na siife googu ñu def nag moo tax mu dem ba mu demee ay fan la ñu ca teg mu daal di ñàkk bakkanam ci la ñu gis nag gannaaw bi ne dafa amoon jàngoroy mbas mi loolu nag tax na ba ñi nga xam ne ñooy way fajkat yi ñi ngi xool naka la ñuy def ba askan wi nga xam ne jege woon nañ ko doon ay jege ñaaleem ak i mbokkam ñu mën leen a teg loxo. Lamine Ba lañ ci àndal ci leeral yi. mbir la bi nga xam ne jaaxal na bu baax a baax kilifa yor lépp jëm ci wàllu paj mi ci région bu Ziguinchor ab patient la bi nga xam ne mag la ñoo ngi ko andi woon ci service des urgences bu hôpital régional bu Ziguinchor bi mu fa yegsee nag médecin yi appliqué li nga xam ne nag moo di protocole bi waaye amee woon na ay mandarga yi wone feebaru coronavirus la amee ci la médecin yi def prélèvement bi yónnee ko laboratoire waaye ñi ko gungee si hôpital ba dañoo mujjee bind benn bataaxal jox ko médecin yi sàkku ñu bàyyi ko ñu ñibbi ak moom kër ga ci jamono jooju nag lañ ko yóbbu bi résultat yi ñëwee nag dañoo wone ne patient boobee dafa amee feebar bi di coronavirus kilifa yi bu ñu yégee li ni mel jóg nañu ngir wër ko jaar fépp fi nga xam ne teg na fa tànkam waaye bu ñu yéggee ci dëkkam am nañ li leen bett ndaxte fekk na ba kanam rot ba pare ba sax ñu jot ko suul waa district sanitaire bu Bignona booba ba léegi nag ñu ngay amal opération ngir wër ñi nga xam ne ñoom la amaloon contact ci jamono ji ñu ngi xamal sax bëri nañu loolu waaye waa kër docteur li ñu namm ci opération boobee mooy testé ñu ci bëri xool ndax amuñu lii di doomu jàngoro bi di coronavirus balaa ñu ko wàll ñeneen bi fi kilifa yi réew mi yëkkati ak kàddu ba léegi ne ñaareelu vague bi door na ci mim réew kilifa yi yeewa fi ci Ziguinchor ñu ngay wéy di lali seeni pexe ngir xeex lépp li nga xam ne contamination la ci région bi waaye nag li wóor te am mooy mbir mi di yomb ndaxte ba léegi am na ñoo xam ne gëmmuñu ne feebar bi am na Lamine Ba Ziguinchor aju Futurs Médias. Lamine Ba feebar bi am na ndax lu toll ci juróom-ñaar nit ñàkk nañ ci seen bakkan loolu démb la mujj nag ci jukkib mbas mi ni ki tey ji kon ci dibéeri démb ji jàpp leen ko lu toll ci juróom-ñaari nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan mu yóbbu nag limub ñi faatu ba fi mbas mi tàbbee ak léegi ci juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ñoo xam ni faatu nañu ci mbas mi nag ni ki démb rek lu toll ci ñaari junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu defoon ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yi ñoom ñoo ci ñëw positif. ci loolu am na ci téeméer ak fukk ak benn cas yoo xam ni fi mu nekk ni ña ngi ca loxoy kër docteur yi ñu leen di faj foofu ca ministère de la santé am na ci ñaari cas yoo xam ni cas importé la am na ci téeméer ak juróom fukk ak ñetti cas communautaire loolu mooy li nga xam ni moom moo fës ci jukkib tey ji aju ci wàllu mbas mi ñu dem ca université Gaston Berger ga ca Ndar foofu nag ñoom ñor na leen lool li nga xam ne mooy Covid 19 bi di mbas mi ci ni nga xam ne nag noonu lay doxee jamono ji ci ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéeykat ya nekk foofa loolu nag tax na ba ñu jël ay matuwaay ak itam jël ay matuwaay waaye itam fexe ba artu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca bërëb ba ci ñu mën koo moytu Mouhamed Nabi Silla ay liggéeykat yu nekk ci université Gaston Berger bu Ndar di xamle jafe-jafe yi nga xamee ni coronavirus bi dugal na ko fa ñoom ñu wax ànd gu ñu def ci ndogal yu recteur bi jël ba ñu gën a moytu jàngoro jilee comité de santé bi loolu la joxoñ ndax ñëpp xam nañ ni seconde vague bi mbas mi day reye c'est vrai que situation bi maîtriser nañ ko waaye nag du tax ñu gën a fagaru pour fexe ba nga xam ni mbas mi bañ a continuer di law ci biir université bi directeur d'UFR yi ak directeur institut yi ak direction centrale yi ñu fexe ba réduire au maximum le nombre de personnel yi nga xam ni ñoom ñooy présent ci biir bureau yi. Ousmane Ndiaye du délégué du personnel fàttali ay naataangoom matuwaay yu ñu war a jël waaye itam yokku ci dañu war a fexe ba liggéey bi wéy ci mesure yu bees yu ñu jël ci bërëb bi lee. le personnel administratif technique et de service bu université Gaston Berger ñëpp xam nañu njàmbaarteem ci yu xam ne bu dee dafa am ay affaire ay musiba yu dal université daanu taxaw nañu war taxaw fexe ba liggéey bi daan ko def na mu waree fexe ba nga xam ni administration bi du am benn rëq-rëq waaye nag daanu fexe ba respecté bañ a dajaloo ci ay salle lépp loo xam ni war nañ ko mën a def ci ay gel ak raxasukaay ñu mën ko def. nu mu mënti demee étudiant jàngalekat ñiy liggéey ci université war nañ def seen kéemtalaay kàttan ba fexe ba faagaagal jàngoro ji nga xamee ni mën na yokk jëya RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla
mbas mi la ñuy des ak i jéeyaam ba tey ak ay musibaam ñi ko gën a yëg nag bokk na ci parti politique yi ñoom nag ci ay rassemblement ay daje lañ doon gën a fësale seen xalaat ak seen xeex ci biir réew mi waaye jamono ji daanaka ci ay réunion à distance maanaam ku ne toog fële noonee la ñu koy defee ba mu soppi lu bëri ci li nga xam ne mooy doxaliinu parti politique yi ci biir réew mi moom mbas mi Papa Balla Gueye. comme yeneen parti politique yi Pastef ak parti démocratique sénégalais bokk nañ ci ñoo xamante ne Covid 19 bi xaw na leen indil jafe-jafe yi ñu tere daje yi dem beeg dikk bi itam ñu gën koo wàññi ak ñaareelu vague Covid 19 bi parti Pastef nag terewul moom jël na ay matukaayam ngir fexe bu dajee mënta am it ñu am noo xamante ne dañ ko mën a liggéeyee suñu sukkandikoo ci Bassirou Diomaye Faye bokk ci kenn koo xamante ne cadre parti bi la. waajaloon nañu tournée boo xam janvier lañ ko waroon a commencé ak président Sonko te ñu woowee ko nemmeeku tour mu waroon yóbbu président Sonko mu dem daje ak déglu sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ci fi sore ci biir Sénégal loolu nag dañ ko ajandi te mbas mi moo ko waral léegi dañu obligé di ko def à distance mais yàlla def na tamit mbas mi tax nañu découvrir ne naka la ñuy sàmmonteeg geste barrières yi. naka moom Toussaint Manga bu parti démocratique sénégalais muy daal di rafetlu bu baax a baax taxawaayu kilifa yi ba coronavirus bi dooree ba léegi ñoom nag ñuy amal ay veille stratégique yoo xamante ne dañ koy amal ci plateforme communication yi ngir daal di mën a wéyal seeni activité bu ñu naree jokkoo moo xam nga rek lu gën a yomb comme ni ñu koy defee mooy groupe WhatsApp yi bu doon am na commission boo xam ne bëgg nañu liggéey bëgg nañu waxtaan si benn mbir mën nañu dajee si groupe WhatsApp waxtaanee bu doon loo xam ne dafa gën a yaatu mën nañu utiliser vidéoconférence yi mais lu mu la mën a wax mooy si activité parti bi lépp loo xam ne mooy suñu wàll si activité politique yoo xam ne laaju rassemblement ñu ngi koy def correctement muy si veille communication bi muy si lépp loo xam ne jàpp nañu war nañu yëkkati suñu kàddu intéressé na réew mi. ñu nekk ci jamonoy numérique Bassirou Diomaye Faye nag mu ngi rafetlu bu baax a baax technologie bi li nga xam ne mujj na leen ko jural. yàlla def na tamit mbas mi tax na ñu découvrir ne kay réunion yu bari ñu doon def am na ay outils yu ñu doon mën a permettre ñu def ko te du aajo ñuy déplacé wu ak embouteillage yu métti yi. ñoom ñëpp ñu bàyyi xel bu baax a baax ci wér-gu-yaramu askan wi boole ceeg seeni militant parti Pastef ak parti démocratique sénégalais ñoom ñëpp nag ñu ngi wéy di def ay activités jëmale ko ci may ay masque waaye itam gën a ñaax askan wi ngir fexe coronavirus bi jógee ci biir réew mi. ñu dikk wax ci wàllu wér-gu-yaram ba tey ndax ku wax mbas di nga ni pharmacie syndicat pharmacien privé yi ci Sénégal nag ñoom ñoo fas yéene takku fas yéene xeexle seen natango bi di Aïcha Goudiam Mbodj moom nag moom pharmacie dakaroise pharmacienne la bu ñu ràññee ci liggéeyam moom nag li nga xam ni moom lay ñaawlu mooy IPRES gi nga xam ni dafa bëgg a jël pharmacien bi daal di koy jox keneen foofa ca place de l'indépendance tey ji doon nañ ci daje ak ñi nga xam ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi dañ ciy ànd ak compte rendu bu Salimata Aw. bu ñu sukkandikoo ci pharmacien yi lee di xamle ni direction pharmacie ak bu médicament dafa rek daal di jël dogal boo xamante ni tegu ko ci yoon daal di tuxal pharmacie de la nation ci site bi nga xamante ni grande pharmacie dakaroise moom moo ko moom mu nekk nee nañ ab jalgati boo xamante ni méngoowul ak li yoon tëral docteur Assane Diop moom mooy président syndicat bi. direction de la pharmacie bi nga xamee ne moom moo war a organiser pharmacie suñu liggéey war a xool est-ce que ndax lii bu ko benn pharmacien bëggee def jaar na yoon wala jaaru yoon moom moo taxaw tey pour jalgati weesuwul fi nga xamee ne jox nañ ko diw ba pare mu nekk fa wax nañ ko léegi lépp juróom-ñaar fukki at nga di da nga koy teg keneen. naataango Aïcha Goudiam Mbodj di xamle ne contrat de bail bi nga xamante ne moom la IPRES teguwul benn yoon ci yoon. IPRES parce que dafa amoon ay travaux ñu war defaraat immeuble bi borom immeuble bi nekk léegi génnal ndax dañuy defaraat immeuble bi mu génnee mu xam ne yoon may na ko bu travaux yi paree moom moo fa war a delluwaat mu exercer ko maanaam mu bindanteeg IPRES bind ñi nga xamee ne ñoo ŋànk suñu liggéey mi direction de la pharmacie ordinaire dugal dossier de transfert bi nga xamee ne approuvé nañ donc loolu yëpp bi mu amee moom mu toog di def liggéeyam correctement xëy suba ñu ne ñu am na beneen pharmacie bu ñu bëgg jële fële indi ko foofu muy li nga xamante ne aussi mos fi am. syndicat pharmacien yi di woo ñëpp ñoo xamante ne pharmacien lañu ñu dugal seen loxo ci xeex bi ba kii di seen natango bi jotaat ci yëfam. syndicat des pharmaciens jóg nañu jóg ànd ak pharmaciens yi Sénégal yëpp pour xool lépp li nga xam ne yoon may nañu ko ñu def ko pour que madame Mbodj dellu def liggéeyam parce que loolu la ma sa def loolu la xam boobu ba léegi loolu moo doon taxam ñu woote tey merci. pharmacien yi di xamle ni kii nga xamante ni moom pharmacie dakaroise ay këyitam yëpp normal na te sax nag yóbbu nañu yëf yi ci yoon tàmbali na tey ngir kii di Aïcha Goudiam Mbodj jotaat ci ay mbiram ni ko yoon santaane.
Salimata dañuy des ak Binta Diallo ba tey ci wàllu pharmacie yooyu sax ndax dikkal nañu ci naka la ñu mën a sampe ab pharmacie ak yan matuwaay la laaj pharmacie bu ne diggam ak moroomam war naa jege daanaka 200 mètres te itam pharmacie ci boppam ministère de la santé moo la war a mën a jox ndigal charte yi nga xam ni moom nga war a wéyee ngir mën a am pharmacie ak leneen loo xam ni itam dafa aju ci wàllu pharmacie Binta Diallo indi lañ ci ay leeral. ci diggante ñaari pharmacie. ñaari téeméeri mètre moo war a dox ci seen diggante ci Dakar Plateau waaye ku dem Dakar Plateau xam ni respecté wuñu distance yooyu le ki ñu ko wax nag ma nga nekk ca ordre des pharmaciens bu Sénégal ci yeneen localité yi nekk ci capitale bi pharmacie bu nekk diggam ak beneen ba war naa toll ci ñetti téeméeri mètre ci boo demee ci diiwaan yi ci biir Sénégal pharmacie bu nekk digganteem ak beneen pharmacie ba war naa toll ci juróomi téeméeri mètre mu mel ni nag pharmacie yi nekk ci biir Sénégal ñoom respecté nañu dogal googule ki ñu ko wax ba tey ma nga ca ordre des pharmaciens du Sénégal ordre bi nag nee na saa su ne mi ngi dox di xool ndax ñi ngay respecté distance yooyu le waaye moom mu mën rek mooy daal di wax ministre bi ne pharmacie yi kat respecté wuñu ko waaye kàddu gu mujj gi ministre de la santé moo ko yor ndax moom mooy génnee arrêté daal di autoriser pharmacie yi ñu ubbi pour ubbi nag pharmacie ci Sénégal am na ay texte luñ ci wax mooy faaw nga am moralité bu baax te itam am nationalité Sénégal te itam nekkit ressortissant UEMOA fokk itam nga inscrire ci ordre des pharmaciens du Sénégal am diplôme doctorat d'état ci wàllu pharmacie ci wàllu askan nag nee nañu booy ubbi pharmacie faaw gën gaa yées 5,000 doomu aadama dëkk fa. ñu des ci wàllu wér-gu-yaram dem ca l'hôpital Dalal Jàmm ga nekk ci Géejawaay ñoom l'hôpital ba nag ci jafe-jafe la nekk ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo fay personnel bay faj foofa ay weer a ngi ni jotuñu seen i payoor ci ay xibaar yoo xam ne jot nañ ko ci gannaaw loolu itam calte ga bari na fa lool foofa ci l'hôpital ba dañ ci ànd ak suñu naataango bi di Oumar Mbaw foofa ci Géejawaay. hôpital bu Dalal Jàmm ci ay jafe-jafe yu métti la nekk xibaar yu wóor xamal nañu ne wooye docteur yu fay liggéeyee ñoo gën a feebar ñi fa tëdd boo jëlee fukk ci médecin yooyu juróom benn yi dañoo amee Covid-19 ci l'hôpital bi mbalit bi di jolle fu ne xet ga nag sonal loola ñi fa seen yaram sutante feebaru koppar itam docteur yi feebar nañ ko ñu bari ci ñoom toog nañu diggante ñett ba juróomi weer jotuñu seeni payoor ñooñee mer ba futu jël dogal ne dañuy banque seen yoxo waaye directeur bi ñu fa taba bees jóg wax ak ñoom ba ñu wàcc ne dina saafara seeni jafe-jafe yooyu waaye booba léegi furaas yëf yaa ngi gën di yokk suñuy source nag nee nañu seeni deuxième vague mer bi boo moyul maara day taali RFM Géejawaay Mbow Omar. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dañuy dem ca Thiès foofa ca Guy Murit foofa ca Mbour ca Mbour la ñu jëm sax juróomi ndaw yi nga xam ni tegoon nañu leen loxo mujj nañ leen a bàyyi ñoom nag dañu leen commissaire bàyyi na leen waaye daf leen wax ni ñi ngi wéy ba tey di nekk ci loxo yi ñi nga xam ne ñooy justice saa yu ñu leen soxlaa dinañ leen woowaat ndaw ñooñu nag dañoo bañ seen benn terrain boo xam ne terrain football la ñu jox ko benn ONG pakistanaise loolu la ñu xeex moo tax ba sax kii di délégué de quartier bu Guy Murit moom moo leen kalaame woon ci yoon waaye mujj nañ leen bàyyi ci juróom la ñu tolloon mujj nañoo dem ñibbi ñu dem ci leneen coow loo xam ni coowal suuf la itam loolu nag mi ngi amoon ca quartier Mbour 4 extension foofa ca Thiès la loolu amee ñoom nag ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci xeex boobu dem nañu ca Touba ngir waxtaan ak kilifay diine yi gën leen a xamal coow li wax leen ni daal dañoo bëgg jël seen ay terrain ci loo xam ne teguñu ko ci yoon waaye loolu yi nag ñi ngi sàkku ci président Macky Sall mu sàmmonte kàddoom ya nga xam ne waxoon na leen ko te mooy dina fexe ba seen kër yooyu ñu régulariser leen ko ba ñu moom ko ci anam yëgën dañ ciy déglu Amadou Dia moom mooy vice président bu collectif ñi nga xam ne ñoom ñoo ci loru am na ci lu mu dénk El Hadj Ndiogou Diène ñu déglu ko. njàq rek bi moo ñu yóbbu Touba ndax dañu nekk ci site boo xam ne président daf ñu ko mayoon pour ñu def fa suñuy kër defoon nañu fa suñuy kër sax mais dañoo taxawoon comme que président dana woon nañu boole gouverneur pour ñu jox ñu suñu kër yi te gouverneur neewoon ñu xaar leen ñu defar lotissement bi defar dossier bi pour ñu déclassé ko mais à notre grande surprise ñu koy benn jour préfet ñëw fa ànd ak gars yi compagnie la indi sax
toj suñuy kër yëpp sans sommation sans dara loolu daal moo ñu def piis te buur kenn mënut a xeex ak moom looloo tax daal ñun ñu ne duñu xeex duñu def violence parce que ay nit la yi nga xam ne dañ ñoo yar suñu waajur yar nañu dañ mën a def mooy wuti ñaan daal la ñu wut ak ndimbal ak wàllu loolu moo war a collectif bi ak seen mag yi nekk ginnaaw ne leen bu leen def violence bu leen def dara dem leen ci sëñ kër diine yi ngeen wut fa ñaan looloo tax bu ñu ko waxee sëñ bi mënuñu nañu ñëw mu déglu ñu bu ñu jógee Touba kër diine yëpp lañu wër kër diine yëpp la ñuy wër kër diine yëpp dem ci évêque yi dem ci nit ñu baax ñi dañ dem fépp fu ñu xam ne ni buñ fa ñaanee dañu mën a wutal ndimbal président bu dee yëg na ko xam naa du def loolu ak yërmande moom mi waxoon ci kanamu ñëpp de waa Mbour 4 extension may naa leen seen terrain naa leen boole gouverneur mu wutal leen ay këyit kon kooku du ñëwaat di wax ni toj leen. Jules Diène moo doon yëkkati yooyu kàddu moom nag mooy président wu kuréelu ñi nga xam ne ñoo loru foofa ca Mbour 4 extension ca Thiès ñu des ba tey ci foofa ca Mbour 4 extension ndax lan moo war a mën a tax ba président de la république yëkkati kàddoom ni daal dina ko régulariser ñi nga xam ne ñooy waa DSCOS def leneen. Abdou Mbow nekk député ci assemblée nationale waaye fekk baax foofa itam ci Thiès indi na ci ay leeral xam le ni lu ji njàkk tey njàkk ay promoteur privé ñoom ñoo ñëw jalgati lépp loo xam ni daal teguñu ko ci yoon dañ ci ànd ak jàngatu Mouhamed Ali Mouba. vidéo bi mat na ñaari fukki seconde waaye ñu ngi ciy gis président Macky Sall di jël engagement kon ñu mën a am seen kayit loolu nag mi ngi xewe woon ci 18 décembre 2017 Macky Sall ci booba da doon lancé travaux usine Kër Momar Sarr 3. dégg naa seen mëbët yàlla nag moo def tey la soxla boobu. doo ko dugg samay nopp jàpp leen ne saafara nañ ko boo leen tëddee na ngeen nelaw. Abdou Mbow député APR la dàqul engagement président Macky Sall waaye daa bëgg indi ay leeral ci wàllu woowule. mais dafa am 67 hectares yoo xam ne dafa empiété ci forêt classée te forêt classée boo ci nekkee mënoo am autorisation de construire mënoo am këyit président de la république ci mbaaxam ak bëgg lijjanti li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi mu ne ñooñu jox ay directives ne moom kat nañu jël li nga xam ne mooy population yooyu nga xam ne am nañ légalement seeni terrain waaye mu nekk ci forêt classée bi ñu def décret déclassifié ko maanaam dindi ko ci forêt classée bi ñoom ñu mën a dëkk ci normal donc loolu moom le président de la République jëloon comme engagement waaye nag bi mu waxee loolu mu am ñeneen ñoo xam ne pas population yi nga xam ne tey moom lañu yàq seen kër déedéet mais ay nit ñoo xam ne dañuy nekk ci ñaawteef di jaay suuf ci loo xam ne normalul nekk di wuruj jël ay nit nax leen jaay leen ay terrain jël leen ci ay acte de vente yoo xam ne amul benn valeur nax leen ba jaay leen suuf ne leen fii baax na président nee na dina ko déclassifier te loolu mu toll ci 38 hectares. ñu sukkandikoo ci Abdou Mbow amul kenn koo xamante ni ci ñu à degré pire koo xamante ni mën na génne kayit bi koy permettre mu mën a dëkk foofu layee ñoom ñëpp illégalité lañ nekk waaye nag teewul état bi dafa sensible ci seen sort te dina xool lan lay def ngir jàppal leen ñu génn ci coono boobu leen. ak RFM kumpa jeex na. ay fan a ngi nii ñu doon wër kii di étudiante Diary Sow mujj nañ ko gis nag dara dalu ko lu wokkulub dërëm daanaka wokk ko noonu la ñu ko xamle mooy dikk na ak jàmm moom Diary Sow fi ñuy waxee nag maa ngi ca loxoy ki nga xam ni moom mooy Serigne Mbaye Thiam moom la ñuy wax ak parrain la delloogul nag ca lycée ba nga xam ni fa la waroon mën a jànge dinañ ci gën a gindiku ci mbiri Diary Sow mi nga xam ni feeñ na jamono jiite ay fan a ngi nii mu nekkoon yi tey askanu Sénégal ci fan la nekk ñu dikk wax ci lu aju ci wàllu njàng mi ak njàngale mi lu toll ci 3 ak juróom-ñaari téeméeri jàngalekat fase nañ leen rangas ci wàllu njàng mi ak njàngale mi loolu nag ñenn ci syndicalistes yi rafetlu nañ ko waaye am na ñeneen ñoo xam ne moom dañ ko ñaawlu dañ ciy ànd ak Koumba Sandiane Faye. 3 ak juróom-ñaari téeméeri jàngalekat nguur gi nam leen bind at mi di ñëw noonu xam le directeur bi yor wàllub tàggat beeg communication bi ci ministère de l'éducation nationale syndicaliste bi doon njiitu CUSEMS authentique ñàkk ànd ci noonee doxale nguur gi jamono ji nga xamante ne ay jàngalekat yi ñu tàggat ba noppi ba léegi nii amuñu xëy dàmbuj jàngalekat yi ñu formé woon FASTEF 2013 lu mu gàtt téeméer bu teg ñeent fukk ak juróom yoo xam ne ñu ngi toog kenn affecté wu leen am nañ tamit ay jàngalekat yoo xam ne ña nga génne SNEPS ñoom ak waa UGB bu ñu leen boolee mat nañ juróom-benni téeméer yu teg
juróom-benn fukk. kon ñun jàpp nañ ni recruter jàngalekat yooyu moo gën ñu nuy dig lu jëm déwén. beneen syndicaliste mel ni kuy wax ne bu ñu boole lu bokkut recrutement moom gannaaw concours lu normal la at bu yàlla sàkk dañu koy amal Sowru Sène moo jiite SAEMS. dañuy yaakaar ni recrutement bu bees la alors que c'est dans le cadre normal bi nga xam ne état daf koy def chaque année maintenant bu ñu waxee ren dañuy yokk nombre bi dafay am solo trop ci ñun ndax nag gis nañu déficit yi nga xam ne ñoo nekk dans le système. Abdourahmane Gueye njiitu UDEN di rafet lu jéego gi nguur gi def ci yokk lim gi donte mu ngi xam le ne ba léegi si doyul. mënuta saafara mbir mi foo ñu continuer ko parce que tey lim manqué si ñi nga xam ne ñoo war a combler vide bi jéego bi ab jéego la si waaye du sottal mbir mi. ngir lim bi mën a doy Sowru Sène jàpp ne dañu war a toog waxtaan ngir mën a càmbar mbir mi. il faut ñu toog quantifier en réalité xam exactement besoin bi naka la ñu jox benn diir boo xam ne dañuy wax ni ci laps de temps boobu dinañ mën a recruter temps pour absorber ce déficit là parce que boo jëlee ci moyen secondaire 600 professeurs du moyen et 600 dans le secondaire moi je considère que boo xoolee manquement yi loolu du combler le gap. jàngalekat yooyee ñuy jël bees ci l'école bi 2,000 ak juróomi téeméer doon ay maître juróom benn téeméer doon i professeur yu nekk ci daara yi digg doomu yi yeneen juróom benn téeméer ci daara yu ci toftalu def nañu concours ba noppi fekk du yàgg dara seeni tur dinañ ko génne ci ab liste. ñu daal di wax ci Mamadou Dia bi mu faatoo ak léegi nag ca ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier la faatoo ñu koy fàttaliku ni kii tey jii ñaar fukki fan ak juróom ci janvier 2009 la gaañ woon bi muy am nag juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent Mamadou Dia le grand Maodo lañ ko doon wax tey jii nag ñu waroon ko fàttaliku ci ay ñaan ca barab ca makkaan ga nga xam ni moom la fàkkaloon boppam waaye ku ne xam na ni mbas mi tax na ba lu ni mel kenn mënu ko def ak dajaloo. keneen koo xam ni itam ñàkk na bakkanam ñu koy jaale ay mbokkam ak i jege ñaaleem di Jean Meissa Diop nekkoon taskatu xibaar bu ñu ràññee lool moom nag ca këram gu mujj ga ñu koy denc ca Mbalaxaat la nekk foofu ca Njagañaaw dinañ ko defal benn messe nag bu ñu ko fas yéene amal levée du corps bi itam ca l'hôpital principal lay amee moom Jean Meissa Diop ñu dellu ba tey di ko jaale ay mbokkam ak ay jege ñaaleem ñaanal ko yàlla xare ko àjjana. RFM bitim réew. Georges Dethie Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. di la jaale Jean Meissa Diop. di ko jaal itam bépp taskatu xibaar. dañ koy tàmbalee ak Mali xibaar yi bitim réew yi armée bi nag seen cible ñaari attaque daanaka yoo xam ni jëm na ci ay terroristes. juróom benni soldat Mali moom la ñu faat fukk ak juróom-ñett jële ci ay gaañu gaañu guddig samedi jëm dimanche ab communiqué l'armée xam le ni assaillants yi ñu ngi bëggoon song ñaari poste de sécurité ci Boulkessi ak Mondoro armée bi tontu ñu ne sax faat nañ ci lu xaw a toll ci fanweeri terroriste cong googee nag am na ba ka jiitu alxames la woon ñetti soldat ñoo ca ñàkkoon seeni bakkan ca secteur bu Mondoro ca Somalie moom Amisom force africaine ba ca Somalie nee na faat nañ lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukki terroriste ak juróom-ñeent terroriste Chebab diggante ajjuma ci ngoon jëm ba samedi ci suba loolee gannaaw ay série attaque yi nga xamante ne ñu ngi ko defee ci jaww ja ñi ko gën def nag ñoo di contingent bu Ouganda. dañuy wax ca Sahara occidental front Polisario bi nag bombardé nañ benn zone boo xam ni ci contrôle lu Maroc la ñu nekk. samedi ci ngoon la woon ñu bombardé zone tampon boobee di bu Guerguerat zone yi nga xamante ne waa Maroc ñoo koy contrôler jamono ji agence de presse sahraoui di SPS ne l'armée bu sahraoui sànni na ñeenti missile jëmale ko ca brèche boobee nga xamante ne moo di Guerguerat ak li ko wër communiqué bi yokk ci ne. ñu yokk ci ne itam am na ab cong gi nga xamante ne def nañ ko ci mur de sécurité ba fa nekk diggante combattant wu Sahrawi ak ñi yor kaaraange ga ca Maroc Rabat nag waa Maroc jàppee attaque boobee ni propagande ne lépp ngi jaar yoon foofu fi ñu song. dañuy wax ci benn tribunal bu nekk ca Uganda ñoom nag ñi ngi wax ñu daal di bàyyi kii di Bobi Wine. Reuters xamal ñu ne tribunal boobee nee na force de sécurité yi wër këruk chef de file bu l'opposition nañ fa jóge awkaam moo dénk loolu Reuters nee na juge bi jël na dogal ni état bépp banqaasam nañu jóge ci kër googee may jàmm ki nga xamante ne moo di Bobi Wine ka force de sécurité yi nag ñu ngi ko doon tere mu génn këram moom Bobi Wine
al bésub élection yi ba léegi 14 janvier bi mu demee wote ji moom nag mu doon jonganteeg ak ki nga xamante ne moo di njiitu réew ma jamono ji Yoweri Museveni mi gagné sax boobee élection ca Ghana moom dëjug Jerry Rawlings door na démb ca Accra ka fa nekkoon njiitu réew mu ngi génn àdduna fukki fan ak ñaar ci weeru novembre hommage officiel yi tey la ak ëllëg talaata cérémonie funéraire bi fas yéene am mercredi ca place de l'indépendance Jerry Rawlings dañ koy denc ca sëg militaire ya ca Accra fi ñuy faral di denc njiitu réew ya foofu ca Ghana. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu gërëm la bu baax sant la fas yéene dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram yi di ci ànd ak Malal Junior Diagne. RFM Sport. Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbalee ak Ligue 1 jàmbaar leader gannaaw ñeenti journée. waaw loola nag di loo xam ni daanaka résultat la bu baax waaye xaw na bett tuuti seen njiit la di Sayer Seck mu ne nag ñoom ren bi ñuy tàmbalee yëf yi dana ko tàmbali woon rek ngir fexe daal ci ni mu gën a teew ñu daal ji téye meñceng ba waaye foofu nu jàpp daal tax na ba fu mu toll nii bu nu jooyantee tuuti mën nañoo yuutu leneen lu ëpp doole meñceng gi moom Sayer Seck di président bu jàmbaar jokkoon na ci ak RFM. waaw am na tuuti mbetteel nag ci dëgg-dëgg am na tuuti mbetteel ndax suñu équipe dafay équipe boo xam ne li ci ëpp ay gune yu ndaw a ndaw lañu miinaguñu championnat bi xamaguñu ko am na ñu ci bare sax ren yi la ñu door di football ci boobu championnat waaye nag doon na loo xam ne même bu fekkee ne am na tuuti mbetteel macha allah tubarkalla ñu ngi koy rafetlu mais bañ a wuute wuñu it ne xam nañ ne ñun ci li nga xam ne mooy li ñuy liggéey ak suñu ay gune des na lu bare am na lu bare loo xam ne war nañu koo liggéey war nañu continuer pour que xale yi mën a yokk seen mëneel ci li nga xam ne mooy football donc mais loolu pour di ko def aussi di gagner nekk premier daf koy gën a yombal waaw daf koy gën a yombal parce que doo am pression doo am stress donc di nga mën a liggéey ci conditions yoo xam ne ay conditions yu baax la donc loolu doon na loo xam ne vraiment ñu ngi koy rafetlu. ndax jàmbaar mën naa jël championnat bi rek. waaw jàmbaar mën naa jël championnat bi waaye vraiment boo xoolee championnat bi gis équipe yi nga xam ne ñoo fa taxaw. jàmbaar nag moo taxaw ca kanam fukki poñ la am jàmbaar na ñeenti jongante ñetti yi daf ci amam ndam ak benn tëwo Pikine topp ca moom ak waa Teungueth FC ku ci nekk am nga ñaari poñ ci sa xayma juróom-ñaari poñ ci sa ay xayma nu wax itam dinañu jeexal Ligue 2 tey jii ñeenteel bi journée Linguère bu Ndar ma nga ca Thiès dafa dajante ak waa Thiès FC bu Linguère amee ndam daal ji nekk kon leader ci gile Ligue 2 bu Sénégal. ci wàllu football la ñuy des ndax maître Augustin Senghor moom li mu bëgg daal mooy fexe ba nit ñi ba lépp leer kon bokk ci diggante CAF ak FIFA. ndax nag ñu mën a joxante cër te itam tubaab yi gën a wekk africain yi te loolu nee na mu ngi jaar rek ci ñu gën a yeesal ak sellal doxalin bi dox diggante waa FIFA ak waa CAF ndax bëri na ay koom yu fay dugg waaye bu nu joxute cër daal ñàkk yorin bu set ak ñàkk fulaal suñu bopp moo tax gaa yi joxuñu cër moom nag ne bu ñu ko falee mu doon njiital confédération africaine loola dina soppiku ma nga yëkkatee kàddu yooya ca Cap Vert ca Praia nga xam ni foofa la doon siiwal programme ga mu am ngir nag bu ñu ko falee mu jiite CAF mu na mu ko doxal kàddu mi la ñoo déglu. am na benn bànqaas boo xam ne am na solo trop muy partenariat yi tey wax naa sama diggante ak FIFA ni ma ko gisee en tant que président CAF FIFA dafay jàppale CAF day jàppale yeneen confédération yi mais defe naa depuis quelques années li mu dugal ci koom Afrique bare na donc moo tax ma jàpp ne FIFA ñu mel noonu nag dañu war a ànd mais ci ànd bu neex mooy lan FIFA jàppale ñu am ndëgër laay am taxawaay mën xoolanteeg moom ne ko ñun fii la ñu bëgg a dem mu jàppale ñu ci donc bu fekkee ne ñun nag dañu sooxe ci côté boobu ba amuñu maanaam leadership ak maanaam organisation boo xam ne am nañ taxaw du ñu bett nag FIFA ñëw taxaw ne man maa fi nekk su boobaa nag ñun dañu koy toog di seetaan moom muy def li nga xam ne ñun ñoo ko waroon def moom mu ñëw jàppale ñu ci donc loolu mooy suñu jafe-jafe tey mooy li ñuy wax rek xoolaat ni ñuy defaat beneen coopération ak FIFA bu am njëkk boo xam ne du joxe sentiment comme ni ñu koy gis nii kaf FIFA mu ngi dugal xaalis mais nit yi ñu ngi métti lu ne FIFA dafay dugal trop ci suñu gestion li koy indi rek mooy ne xëj na ñun ñoo taxaw bi nga xam ne moo war te loolu nag leadership moo ko yor moo tax ma ne man ci sama leadership dinaa mën soppi loolu ba nga xam ne tey président FIFA ak ñeneen ñi dañu xam ne pour la première fois wala pour depuis bu yàgg ñu ngi doog a am ay interlocuteurs xam mën nañu liggéey ak ñoom dugal suñu xaalis ci anam yu wóor boo xam ne duñu dugal xaalis pare topp ko pour gérer ko à la place ñi ko war a gérer te loolu yëpp waxtaan la.
loolu yëpp waxtaan la moom Augustin Senghor nag siiwal na programme boobule te itam fas yéene na nag wëraat continent bi yëpp ngir waxtaanee ji ak ay ñooñam ñi nekk ci président fédération yi ngir fukki fan ak ñaar ci weeru mars ca Maroc nu fal ko mu doon njiital confédération africaine bu football. Angleterre tey Papa Ngagne dañoo xëy daal di tekki ndombal tànku Frank Lampard nekkatul entraîneur Chelsea dàq nañ ko ba noppi fal Thomas Tuchel mi ñu dàqee Paris Saint-Germain barki Demba Ndiaye mu nekk entraîneur équipe bu Chelsea foofa le Edouard Mendy di góolu Sénégal di awo. voilà jërëjëf Malal Junior Diagne kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi ak Malal ñu koy gërëm fas yéene dikk daal ci yéen kaay ak El Hadj Assane Gueye. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. presse bu Sénégal ciw tiis ak naqar ak génnug àddina Jean Meïssa Diop nekkoon rédacteur en chef bu yéenekaay bi di Walfadjri ay jamono nekkoon it formateur ci l'école bi di CESTI Le Soleil ne journaliste bu amoon jaar-jaar yu mat a roy moo faatu Le Quotidien gis ne ku xamoon ci lam daa wax ak liggéey moo daanu fin de vie d'un expert noonu it Le Sud Quotidien gisee yéenekaay bi ne média yi ci seen bopp ñoo ñàkk fañ daa taataane ci lu wér xam-xam laas xëy ci xëtam bu njëkk fësale nataalam moom Jean Meïssa Diop yéenekaay bi jàpp ne presse bi ci boppam moo ñàkk nattuwaay ci wàllu doxalin akuk jëmu la presse perd une boussole jàngoroy coronavirus ak dëgër bopp gi lànk génn ba tey Sénégal ne ko noonu ci àddina observateur xëy moom ñëw ci dogalub couvre-feu bi kilifa yi jëloon diggante Ndakaaru ak diwaanu Thiès yéenekaay bi mel ni ku naan matu ko woon ndax nag xayma gunu fi résultat yoo xamante ni couvre-feu boobu jur na ko fi ne jàngoro ji mu ngi gën di yokk rek ci Ndakaaru Thiès ak yeneen diwaani Sénégal donte ba tey ci yéenekaay bu groupe Futurs Médias docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ma nga ca naan dàqunu xalaatab lawal ko boo bépp couvre-feu ba ci yeneen diwaan yi tribune na yëf yi foo ko natt wees na ko wàllante gi bari na cas grave yi naka noonu bakkani ci rot ca nag li waral musiba gi jamono yi bokk na ci faux test yi dëj yi ak ngénte yi xew yi moom askan waa ngi làqu ba tey di ko amal ca xayma nan fii ci réew mi ci ñaari fan kese juróomi téeméeri nit ñu amee jàngoro jeeg fukk ak ñeent ñu ci faatu juróom fukk ak benn yu nekk Sowétas source a dëggal waxi tribune teg ca xayma ñu faatu ci coronavirus ci réew mi diggante fukki fan ci weeru décembre ak 23 janvier 2021 ñaari téeméer ak fanweeri doomu aadama libération ne ko ba démb bi fi corona duggeeg léegi faat na ci réew mi di Sénégal juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi nit Le Soleil xëye mbir ñàkk yi moom ne njiitu réewu CEDEAO yi yamale lañu bëgg ci mbir yi maanaam ñëpp mën a jot ci ñàkk yooyee mu bañ a yem rek ci borom barke yi ñu ngi ko xamle ñoom njiiti réewu CEDEAO yi ci 58e sommet kuréel gi Le Quotidien ne ñàkk mi moom ak ñàkke mi ci Sénégal du yomb ne ordonnance bi dina seer lool fanweer ak juróom-ñetti millions yi dose la ñuy war a jënd ak it chaîne de froid bi gunge denc gi ñeel yooyu ñàkk denc gi nu dencandi Boubacar Seye nag ci kaso bi moom neexul Alioune Tine ci la tribune ma nga ca naan minute waru ko def ci kaso bi moom Boubacar Seye Alioune Tine ci Sud Quotidien ne dañu war a sax wote ci réew mi loi boo xamante ni dafay aar ak a sàmm lanceur d'alerte yeeg activiste yi ngir ak cellal am ci yorin wi ci wàllu bonne gouvernance jaari sow feeñ na alhamdulilah observateur ne gis nañu ko waaye lànk ko gum na wéyal ab njàngam nanguwul it jóge ca bërëb ba mu làqu woon terewul bourse d'excellence baa ngay wéy ak moom libération ne ambassadeur bu Sénégal ba ca France ak consul ba fa daje nañu ak moom ci week-end bii diir bu yàgg ci teewaayu ministre Serigne Mbaye Thiam di ki nu ko bàyyile lam leen waxoon rek ca la ne maanaam daa bëgg ab diir tëju fatu ngir gën a defaruwaat kilifa yi jàpp ne waxambaane la mu ngi ci kaaraange ñu nangul ko dogal bi lu ci mën di am téeréem bi mu bind nag duppee ko sous le visage d'un ange moom jaari sow mu ngay jar ne mburu ca librairie yi di lu nu les échos xamal ci yéenekaay bi c'est ñaan Ndiaye responsable promotion Harmattan ni ñu bari dina ñëw jënd si téere bi ngir dañ kumpa xam lu waral jaari sow xëy ne mes ci wàllu politique ñu des ak les échos ak waa ñoo lànk ñi mere lool waa PDS ginnaaw seen échec ba woon ci jokko conseil constitutionnel ngir song loi bu bees bi ci wàllu état d'urgence ñoo lànk ne doxalinu PDS bi jamono yi Macky Sall di PG ñenn ci ñoom libéraux yi ngir ñu fekki ko tey na xel seen mer mi nag ñoom waa ñoo lànk ci Vox Populi gi fagul ndax démocratie bi ci boppam ci réew mi lañu gis ne daanaka mënees na ko méngaleeg ba ci Rwanda ñu jeexale sport gi ak lamb jéeg nelawuk mbër mu ràññi ko woon ci Sénégal Boy Bambara ci sunu lamb ministre des sports Mactar Ba di ci tiisoo lool paatu gi naka noonu it seede yi yëpp nekkoon benn ci rob bi ñeel ko moom kàngam gi soxnaam sa woon it Ami Collé Dieng di seede ci yéenekaay bi ba tey di sunu lamb ci digganteeg jëflante bu rafet bu amoon seen digg wàllu football ak candidature ci njiitam CAF Augustin Senghor du mbër muy dem di bàkku waaye it wóolu na boppam ne ci Vox Populi ma nga ca naan mooy favori ca mooy gagné ci stade yéenekaay moom maître Augustin Senghor di ca wax la mu namm ca CAF bis bu faloo bokk na ca yeesal anami yoonal gëfa ak it wàllu doxalin yokk compétition yi à la base
base maître Augustin Senghor ci observateur ne bokk na ci ay mbébétamit su faloo ci boppu CAF atum 2026 Afrique présenté fukki équipe ci wàllu football bi ca mondial ba